jëmbuleen réew mi nooy boroome ñaqate da ni xaale xaale ni xaale xaale xam dara ni xaale xaale ni xaale xaale xam dara sa jooy mu jooy xaale xaale xaale. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku gis lii de xam ne ñu ngi ci tool waaye bu ñu demee ba ci biir xam ne ñay nekk ca tool ya di jàngale di xamle ci école yi la ñuy génne kon nag tool yi ñëw dafa nekk ci école loolu nag suñu xarit ji moom la ñu àndee ak ñoom monsieur Zenga ñooñu ñu liggéey bu mag Zenga xam ngeen ko ñëwoon na ñoo moom ci émission tey ñu dellu siwaat ndax Nafissatou Niang def nañ fa waxtaan ci école boobu gis ngeen ñooñu it Pastef bi ñu àndal liggéey bu mag bi ngeen xam ne it ñoom it ñu ngi koy def ñu ñëwaat fii ci Jaxaay fii nag defe naa mooy école 17 waaw kon école bi wax dëgg yàlla ñoom it liggéey nañ liggéey bu mag a mag liggéey boobu nag moom luñ fi jëlee ci bénéfice day duggaat ci école bi bu dee ci fay courant bu dee ci ndox loolu lépp daal moom am nañ ci li ñu naan féex nañ ci daal kon nag mbéy lu am solo la mbéy mi ci biir école yi loolu la ñu bëgg a waxtaan ak yéen ci seen émission Reeni Koom-Koom. directeur yaa tudd nan. man maa ngi tudd Abdoulaye Mbaye directeur de l'école Nafissatou Niang depuis octobre 2018. mu am solo nag liñ fi fekk si nii ndax lii dañuy tàggat gune yi ci loo xam ne ëllëg day nekk njariñ ëllëg dina nekk loo xam ne xale yi bala ñoo jëli kër ak bala ñoo samp kër boog seen xel dina nekk ci njariñu garab. te nag monsieur Zenga mi nga xam ne nag moom yàgg nañoo defi émission ñu kontaan lool nag mu yombal yoon wi léegi waaw gune yi tey liñ leen defal yéen ban gis-gis nga ci am. maa ngi gërëm monsieur Zenga parce que depuis octobre 2018 ñi ngi liggéey tàmbale woon na ko ak. ki nga xam ne moom laa remplacé bu moo ñëwee nag ñu continuer di liggéey lu muy def ni nag di tàggat xale yi si jardin potager bi am na solo trop parce que xam nañu ne garab lu muy def si nit garab d'abord dafa baax parce que moom mooy joxe oxygène bu ñuy nooyi baax na aussi parce que aussi garab aussi moo ñuy jox aussi li nga xam ne dañ koy jëfandikoo di koy lekk donc yaakaar naa ne am na tam beneen solo bi nga xam ne dina ko def si xale yi da leen di préparer parce que lu ñuy ne formation pratique waaw parce que lu ñuy am na tàggat bi nga xam ne dañ koy def si classe. bi nga xam ne dañuy kii mais am na tam beneen bi nga xam ne beneen fànn bi nga xam ne kooku nit ki foog mu kii mooy formation pratique et loolu moom am na solo trop donc loolu moo tax activité bi nga xam ne initié na ko pour le maraîchage kooku je pense que dina gën a yee xale yi dina gën a ubbi seen xel si en matière préparer leen pourquoi pas ñu devenir ay ingénieur agronome et ingénieur agronome métier bu am solo la si réew mi et loolu soxla nañ ko pour vraiment développer
dëkk bi parce que ñëpp xam nañ ne verdure dafa baax verdure soo gisee yenn réew yi yu mel ni ay Chine ak yeneen réew yi yu demee noonu di nga gis ne macha allah agriculture si loolu lañ sukkandiku pour seen réew développé loolu moo tax activité bu am solo la. nga tudd naan yow. man Absa Guissé laa tudd. Absa Guissé léegi ban gis-gis nga am ci lii na xam ne nag dañoo bëgg waxuñu rek mu yem ci école bii de mais war na nekk royuwaay ci école yëpp ci Sénégal. lii moom lu am solo la te comme ni nga ko waxee royuwaay la war a doon ci Sénégal gi yëpp ndax garab njariñam kenn mënu ko natt ndax gàncax moom ku nekk rek war ngay def loo xamante ne da koy gën a yokk dëkk bi di gën a naat ndax dafay participer ci li ñuy wax environnement day préserver environnement bi donc buñ ci kiyee xale yi di leen ci tàggat defe naa ne lu am solo la. madame Diouf Adji Diop. waaw kon de dégg nga laaj yi xam naa ne madame Diouf Adji Diop. waaw dégg naa laaj yi. waaw di rafetlu rek. di remercier aussi monsieur Zenga mi nga xam ne booy xool moo ko instauré ci école yi ba ci classe tout tànk yi ngay gis nii muy classe préparatoire bi dafa dem ba defal leen table yi ci devanture classe bi di leen ci initier ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi planté te plante bu ci nekk rek wax na la liy njëriñam suuf moom noonu la suuf moom foog ñu ciy jëmbat boo ci jëmbatul rek du dem parce que suuf si yaakaar naa ne garab yi ñoo ko mën a dundal bu ñu implanté wul ay garab rek du mën a dem waaw garab yi ñuy dagg yi yëpp ça n'arrange pas la nature. waaw sëñ bi moom nu mu tudd. waaw man monsieur Touré Medoune Touré waaw. waaw Medoune yéen de yéenay dugal xam-xam ci gune yi àdduna di dox nag xam naa ne ñi nekk nii tey bis bu ñu nekkee ay directeur ak ministre dinañu dem ci seen xel dinañ dem ne ñun daam na lu ñoon jàngal ci école sangam de. monsieur Zenga nangam loo ciy dolli nga ne. waaw bon daanaka lu ci bëri sax sama collègue yi daanaka àddunañ ci xëj na li ma ciy dolli rek mooy dafa am solo ci xale yi parce que dafa méngoog aussi ñun liñ leen di jox ci xam-xam mu jëm ci wàllu science comme niñ koy wax xarala ak lu jëm ci wàllu environnement donc bu ñu leen ci tàggatee nii ci école bi ñu commencé di ko fësal di ko jëfee loolu mooy génn dem ci kër yi dem ci quartier yi ba raw ba ci dëkk bi te loolu mooy suuxat dëkk mënta yokku wala mënta avancer sans que gàncax waaw parce que ñun it li ñuy dundee ak li ñuy jariñoo yëpp ci gàncax gi lay jugee donc loolu dafa am solo la te it ñun lu ñu sawar la ndax it njàngale bi gën a wér mooy bi nga xamante ne xale bi da koy jëf nii léegi nga gis donc loolu lay gën a jàpp donc loolu lay gën a gaaw a dugg ci moom mu mën koo jëfee léegi bu génnee dem seen kër mën a ut garabam jëmbat ko mën koo rooseeg mën koo toppatoo donc loolu lu am solo la. monsieur Zenga présenté wul. asalaamaaleykum. maa ngi tudd Mouhamed Philippe Zenga maa ngi bokk association Lumière sur les potagers boobu association rattaché wu ci Slow Food International bi tax tey ñu ñëw fii di def li nga xamante ne mooy les potagers scolaires li gën a am solo jamono bi ñu toll nii dañu wax retour vers la terre te nag ñu ngi koy liggéey président taxaw ci pour que population yi dellu si suuf si béy dundee surtout ndaxte sunu maam yi dañ daan béy dundee moo leen daan jox wér moo leen daan jox kàttan moo leen daan jox njaboot te loolu yëpp ndeysaan moo doon suqali sunu réew ndaxte daan nga fi toog doo fi dégg yenn feebar yu mag yi te bu fi amaan tamit ñoom ci gàncax bi la ñuy jël feju du ñu soxla sax garabu tubaab gàncax bi leen wër la ñuy jël feju si donc mu am solo bu mag donc nag bi ñu ñëwee ci école bi tamit
corps bi yëpp accueillir projet bi ni ñu ko accueillir dans plusieurs écoles parce que commune bi on salue au passage le maire Barthélémy Dias mais commune bi yëpp dañu ñëw muy école yi masse 1 masse 2 masse 3 am nañu potager soo ñëwee SOS village SOS ci boppam amoon na potager école fu ñu toll nii SOS école élémentaire am na potager donc ak Nafissatou Niang bi am na potager fii Futé am na potager ci ginnaaw fii ñuy wax case des tout-petits VDN amoon na potager donc ñu intervenir fépp pour wan population yi effectivement ne suuf dafa am solo sunu environnement bi ñu nekk nii fii bu yàgg ba ñun fii lañ dëkk bu yàgg ba fii àll la woon àll bu mag la woon donc amoon na fi ay golo amoon na fi lépp mais loolu yëpp tey dëkkuwaay bi yóbbu na ko waaye garab yi di disparaître dañu war a xeex nag pour que garab yi bañ disparaître yow bi nga fiy ñëw bii passé gisoon nga ne fii quelques arbres moo fi amoon waaw léegi nag diggante bi ñu daal di def li nga xamante ne mooy reboisement def ay arbres fruitiers yi nag il faut ñu insister ci arbres fruitiers yi parce que jamono ji réew mi dañuy saxal garab mais nañu saxal tamit garab yi jëriñ askan bi yoo xamante ne askan bi buñ ko saxalee benn at ñaar at ñetti at mu mun leen jëriñ ñu mun ci am xaalis mun ci am lu ñuy lekk am ci lu ñuy naan ba pare mu jëriñ réew mi aspect environnemental bi biodiversité bi il faut ñu développer ko. saf-safal yi jigéen ñi jël nañ ko ñu leen di ñaan ñu wàññi ñu bàyyi saf-safal yi parce que tamit réew mi ay doomam ñoo koy liggéey du keneen bu doomam yi feebaree du ñu mun liggéey te nag bouillon yi ñuy def day indi feebar tooke bi day bëri léegi nag ñu leen di ñaan nañu rabattre ci plante yi am na épices yu bëri am na fi persil am na fi coriandre am na fi céleri am na fi origan am na fi basilic am na fi naana am na fi lu bëri loo xamante ne laaj yooyu yëpp jigéen mun na ko sauge yooyu yëpp jigéen mun na ko jël boole ko ci toggam te mu am solo day neex ba dee ndaxte bu ko toggee def ko verte légume verte togg ko ba dëbb ko mun na ko denc bay waaj a pare togg jël si benn kudd bu ndaw rek sànni ci toggam te day relever goût bi. léegi nag ñu indi palmier dattier tey dañu saxal ak xale yi palmier dattier yi nañu saxal ak xale yi fële ci reboisement bi palmier dattier yi lu tax ma def choix ci palmier dattier Sénégal day importer ay tonnes tàndarma tàndarma bi liñ ciy importer kenn xamul nu mu toll te déggaguma ak benn agriculteur benn projet jóg ci def ay palmier dattier te c'est une ressource boo xamante ne viable qui peut amener pour le Sénégal xam nga un retour d'investissement parce que li ñuy génnee muy dem mun nañ ko jël bloqué ko fii daal di ko saxal bu tawee ba pare bu ñu seetluwee jarul sax ñuy dem sax di uti ay plante ndaxte tey sénégalais yi ni ñuy consommer tàndarma bu tawee ba pare fii Dakar fépp da ngay gis tàndarma yi sax mun nañ ko jël def ko banque verte jël ko yóbbu ko fi nga xamante ne li ñuy wax grande muraille verte les associations je les appelle vers ça mooy ne ñu jël arbre fruitier yi di sax bu taw bi ñëwee ñu jël leen boole leen jël ko yóbbu ko ci waa muraille verte ñoom ñu jël ko def ci liñ ci war a def mu jëriñ Sénégal donc loolu nag dama ci insister parce que tamit ñun ñëpp benn lañu te réew mi ñun ñoo ko moom réew mi nag pour mu suqaliku na ñëpp jàpp ci xale yi te nag yow ma lay remercier parce que combat bi du benn fan diisoo ak béykat yi yàgg na loolu dang du lay ñaanal wér parce que tamit liggéey boo ci nekkee di ko def mu jaar yoon ñun dañuy ñaan nga wér nga am kàttan liggéey bii nga mun ko continuer ndaxte réew mi dañu soxla ñu mel ne yéen ñun de si yéen la ñu xool am vraiment amuuru liggéey amuuru suñu réew génn nañu dem nañu extérieur waaye nanguñu fa toog dañu dellu si suñu réew toog fi ndaxte dañu gëm ne réew mi ñun ñoo ko war a suqali léegi nag ñun passé nañu 50 ans waaye tey xale yi dañ leen war a jàppale moo tax nag man ku mel ne man ak ñi ma àndal dañoo bàyyi lépp nekk ci lii. yow na nga tudd. Cheikh Sidi Diop. Cheikh Sidi yow ban classe ngay def. CM1. CM1 waaye yow xanaa da nga bëgg a nekk ingénieur agronome am la. waaw. ah waaw dëgg la. waaw moo tax nga bëgg lool tool yi. waaye léegi nag yow gis naa sa équipe dañu dynamique de ah yow bu ngeen xëysee bu ngeen jàngee ba pare ngeen ñëw nag ci tool bi lan ngeen di def. day arrosé pour arrosé ba pare ñu far mbari mbuus yu nekk si biir plan yi après ñu sànni ko bu paree
ñu ñëwaat bu ñu wàccee ngoon si ñu ñëwaat ma kii arrosé waat. waaw léegi am na discipline de ah parce que ku ci nekk li nga war a def da nga koy def mais du tee yéen a ngay jàng ca classe yi bu baax a baax yaa ngi CM1. dañuy jàng pare doogaa ñëw. doog a ñëw wala du ñu yàqal dara. du leen yàqal dara ci jàng bi waaw. waaw mais yow mën nga maa tuddal ay garab yu fi nekk yoo xam ne xaj na man xaw ma ko yoo fi xam wax ma ko fi nii rek. am na poivron. waaw aubergine. waaw tomate. patate. naana. sab-sab. et piment cayenne. ak yi naan thym. oui ah oui. mais loolu xamoon nga ko bu njëkk est-ce que xamoon nga loolu. xaw ma ko woon de. fi nga ko jàngee. monsieur Zenga. monsieur Zenga moo leen jàngal moo formé lépp waaw tàcc leen ko li ma bëggoon nag xam bu ñu jaayaan maanaam li génn ci tool bi dañu dem jaayi ko am yéen dañuy ñëw sax mën nañu wax boor champ mais yéen boor école la ñuy jënd si am yéen a yóbbu jaayi. waaw déedéet ñun demuñu jënd jaay ñoom ñoo ñuy fekk si mais avant population bi di ko xam di jënd si ñun ñi suñu biir les dames ñi nekk fii y a de braves dames qui sont là que ñu taxaw ci kii bi à chaque fois bu ma récolté damay ñëw rek teg defaral ku nekk taawam ne leen bii yaa ko moom bii yaa ko moom tel jour da ngeen di fay ñu fay léegi élèves yi tam wax leen ko y a quelques parents yu nga xamante ne dañuy ñëw jënd mais bëriwul revenu yi nag day delluwaat ci école bi. nu mu ciy feeñee bu ñu dellusee revenu yi. bu dellusee yenn saa yi dañuy am problème facture ndox ñu jël ma deble ko leen jox leen ñu fay yenn saa yi mu ne ko courant ma jox leen ñu fay yenn saa yi dañuy am problème sew-sewaan yi tamit war a jënd ay kii ma deble ko leen jox leen waaw noonu lañ koy doxalee. kon njariñ la ci école bi maanaam liy jóge ci tool. bu baax a baax njëriñ la bu baax à commencer par les enfants espace vert bi ñu leen indi fii nii fii lañ ko commencé te bëgg nañ mu gën a yaatu waaw bu ñu paree fii nii ci tool bi dañ ko bëgg a yaatal ci école bi après école bi ñu génnee ko ci quartier bi waaw bëgg nañ te élève bu nekk mu nekk relais ci quartier woon. bi ñu xamee Zenga ba léegi mu ñëw indi vraiment ce projet là ñun ñu takku ba dëgër fas yéene reboiser Jaxaay te nag ñu ngi koy tàmbalee ci école yi école Jaxaay 17 école Jaxaay 19 bëgg nag mu law ba ci école yëpp ba xale yi nekk ay relais mais dans la commune et dans la région de Dakar loolu la ñu mooy suñu mbébét ñun ndax werante wu ñu ne lépp fii ci suuf si lay jóge suuf si suuf si daal moom mooy lépp daal. mu nga wax lu am solo nag monsieur Zenga am na sax lu moom lu mu xaw a tawat maanaam ñu ngi jëmbati garab mais bu doon ay fruitier dina nekk lu am solo bu dee mango la bu dee dàcce la bu dee leneen ak leneen loo xam ne daal nit ñi dina ci mën a gis biiram waaw ndax xalaat ngeen loolu kon. waaw loolu ñu ngi koy xalaat bu baax sax d'ailleurs moo tax saa su ne ñu ngi créer ay pépinières pépinières yi bu saxee ba dëgër dañuy saxal ci école yi xale yi également dañ leen di former ñuy defar pépinière bu màggee ñu yóbbu saxal seen i kër ndax werante wu ñu ne arbre fruitier moom meññeen bi dafa baax ci dafa baax ci wér-gu-yaram dañ ne xale yi dañ leen digal ñuy lekk fruit di lekk ay légumes loolu docteur yee ko wax Zenga ñëw feddale ko fii ñu gëm ko nag te gis nañ li muy def ci xale yi yemuñu sax ci arbre fruitier yi boo ñu xoolee place bi ak yeneen écoles yi pratiquement li ñuy faral di saxal lu bari bokk na ci moringa bi muy sab-sab bi bu mu nebedaay bi te nag waa Jaxaay bëgg ko lool te muy faj lu bari nag waaw donc loolu yemuñu ci arbre fruitier yi dañuy wasaare daal ba ci lépp lu xam ne gàncax la bu doomu aadama mën a jëriñoo ci wér-gu-yaram ci artémisia mu ngi fii ay épices ñu ngi fii laajatul dem di jëli ay bouillon soxna yi wax nañ ko fii la ñuy amee lépp lu ñuy mën a safalee seen cin te nag c'est naturel. Madeleine Biagui defe naa ne école bi wax dëgg yàlla niñ ko toppatoo ndax suuf moom suuf lu am solo la mooy dundal nit
waaw ñu doon waxtaan nag sànq ci ne lii bari na luy indi feebar li ñuy togg saf-safal yooyu ñuy def te lépp nag yaakaar naa ne li ngeen jàngal gune yi li ngeen jàngal ñi fi nekk góor ñi mu di jigéen ñi ñoom itam kenn du togg seeni kër leneen loo xam ne daal da leen indil ay coono. fii li ci ëpp ay herbe aromatique la ak ay garab yoo xam si day faj parce que comme ni ñuy waxee bu ñu jéemee maîtriser li ñuy lekk rek bu boobaa dinañu wàññi lu bari ci feebar yi ñuy gis. parce que loolu yëpp li koy indi mooy ñàkk maîtrise bi ñuy lekk li ñuy lekk xamatuñu fu muy jóge xamatuñu nan lañ koy cultiver y a les engrais chimiques et autres là yi ñu ciy def mais heureusement pour nous bi ñu xalaatee loolu ñu indi lii mu doon loo xam si dafa naturel amul engrais chimique amul dara donc amul benn effet boo xam si mën na ko def ci nit voilà. waaw looy wax sa élèves yi xam naa ne kontaan nga ci ñoom de. kontaan naa ci ñoom macha allah kontaan naa ci ñoom parce que ñoom tamit ànd nañ ceeg dynamisme ànd nañ ceeg Pastef bëgg nañ ko aussi. parce que des fois ñun sax mën nañu nekk jàpp wala dara mais ñoom ñoo ñuy sonj ñoom ñooy njëkk ci tool bi ñooy ñëw arroser dindi defar donc ñoom aussi dama leen di jaajëfal di leen encourager parce que lii du loo xam si day yem fii rek du loo xam si day yem fii ça peut leur servir mën nañ ko jël importer ko yóbbu ko seen i kër à l'avenir aussi mën na leen a jariñ. bi ñu duggee Zenga monsieur Diallo la ma doon wax bu ñu dugg see fii ñu naan ana monsieur Diallo te monsieur Diallo nangul de feeñ. lu waral lan nga yori ci tool bi tool lay wax nag école la mais tool la. waaw man ci wàllu aspect technique bi laa féeti moom. waaw maam ci wàllu traçage planière ak ni ñuy repiquer ni ñuy defaree pépinière yooyu yëpp daal ci façon boobu laa kiiwee. voilà féete woo. waaw gune yi nag mbaa yomb na ci ñoom. tabaarakallaa xëy na nag loo xam nga lu ñu xamul nag xale il faut que nga xaw a am xol bu yaatu tuuti xaw a mën a muñ mais yenn saa dama xaw a deko na ci seen kaw daal ne yéen li ngeen di def lii mooy lan ak lan waaw ñu daal di kiiwaat léegi après nag fa tabaarakallaa léegi moom ñu ngi ñëw daal moom léegi fa tabaarakallaa daal moom. léeg-léeg sax ñuy jàngalekat yi di fi def seen i leçon. waaw voilà keroog ñëw nañ fi fekk fi monsieur Sall vraiment keroog dañu kontaan ba nga xamante ne bii parce que loo xam ne la xëy na dañ ko daan def ci ay tableau rek tracé la plan bi nii la nii léegi nag keroog dañ ko fekk fii moo ay élèves am vraiment ñu def ay seen leçon yu tabaarakallaa xam nga loolu moom moo gën a kii que ngay dem nekk ci kii rek ci tableau bi il faut que élèves yi ñu di leen yóbbu ci école yi am na espace ñu jéem fa def donte ay quelques planches la sax wan leen que wàllu géométrique bi wala extra yu demee noonu ñu mën a xam ne lii kat parce que Dakar da ngay laaj ñu ne man daa yaakaar naa ne suppame ci biir suuf lay nekk ah keroog laaj naa benn booy ne ma xalanati ana Fall moom laa ñoom am na benn plante bu ma doon laaj mu dama yaakaar ne ci kaw lay nekk ma ne ko yow tamit kooku nag ci suuf waa laaj mu ne ma laaj dama yaakaar ne ci kaw lay nekk ma ne ko noonu moom tamit ci suuf la comme soble ñoom ay oignon yooyu yëpp daal waaw loolu la xam nga ñàkk xam la léegi nag bu ñu demee ba tëg ci seen bët xam nga lii laaj la am na ñoo xam ne tey ji ñu bari boo leen waxee bi ñu ne est-ce que laaj ndeke kon laaj man effectivement sama goro daf ko doon bay ba mu ñor mu def doom ñu dem di ko jaay ci marché bi. man la monsieur Sall man maa doon def leçon bi ñu doon wax. leçon bi lan ngeen ko ajoon. bon loolu activité de mesure la woon quoi dañ doon def allée et bordure quoi allée et bordure bon kii nag moom il est venu à l'improviste il m'a trouvé ici avec les élèves vraiment c'était bon leçon bu yàgg naa ko jàngale mais réussite bi ma ci am fii vraiment waaw non bokkul bii moom vraiment dañ ko vivre. dañ naan lier l'école à la vie vraiment cette fois-ci loolu moom aspect boobu vraiment tax nañu gën a kii bëgg vraiment projet bi wéy quoi. bu wëree Sénégal baax de. waaw kay élèves yi dañuy ils deviendront de plus en plus compétents parce que li ñuy jàng dañ koy vivre quoi n'est-ce pas dañ koy vivre te mën nañ ko appliquer dans tous les domaines en expression écrite en géométrie lépp parce que déjà am nga figure yëpp n'est-ce pas figure bu la jaaxal rek boo ñëwee da nga koy vivre et puis vécu corporel beeg yëpp ak IST tamit plantes yi comment il se développe tout cela vraiment loolu aspect bu ñu ci intéressé. Zenga ñu ngi bëgg a jeexal nag kaay parce que ni nga def ba xam école bi fi nga aw ba ñu dugal fi lii loolu doon nañ kontaan ñu xam ko de. waa Jaxaay nag li tax nag ma découvrir ko mooy dañu am fële na le fi ñu jógee am na école bu ñuy wax Mass 1 directeur bi fa nekkoon
bi fa nekk fu ñu toll nii mi ngi tudd monsieur Niang mi ngi jóge fii Jaxaay cité gendarmerie bi mu ñëwee gis projet bi fële mu ne ma ah Zenga man de sama côté bële gars yi am nañu espace te bëggoon naa nga jàpp ci naa la booleeg sama xarit boo xamante ne directeur la mi ngi tudd monsieur Ndiaye bi ma booleeg Ndiaye amul benn problème ne ma nag projet bi dañ ko soxla il faut nga ñëw fii bi ñu ñëwee ñu ñëw fekk ñoom amoon nañu ay teen la ñu amoon teen yi dañ daan root xale yi dañ daan root ñun tamit ñuy root di roose léegi bi ñu ko defee ak projet bi li muy ëmb ci gestion durable de l'eau maanaam li ñuy ñàkk ci ndox di ko ñàkk loolu dafa doy waar léegi moo tax sax tey ma ne woon dama leen defal démonstration benn goutte à goutte ngeen xam nit ñi mun xam ne mun nañu jël seen kër def ko ci arbre fruitier yi ak lu mu munti doon goutte à goutte te yomb na def ma ne woon ndox boobu ñoom ñu daal di mujj def ko ut ay pompe monter ko kon xam nga ne mujj na am solo ci école bi waaw nit ñi nag di fi ñëw artémisia bële nga gis na le ñu ngi ko jëlee Nafissatou Niang donc indi ko fii nag dañuy récolter ay graines pour démultiplier pour mu gën a sakkan waaw léegi nag def nañ fi ay pépinière ndaxte béykat buy commencé da nga koy jàngal ne mun na béy mu am mun na béy mu raté waaye du décourager day continuer donc loolu dynamique boobu xale yi tamit di liggéey en groupe ku nekk ñu responsabiliser la ci benn espace bi ñu la responsabiliser macha allah xale yi téye nañ ko ba ñu produire ba commencé waat espace boobu donc nag muy lu rafet xale yi nag ñi ngi nii ñoom nekk ay jàmbaar vraiment ma saluer seen liggéey waaye loolu mënut a woon baax fekk amul corps enseignant bi nekk ci ginnaaw vraiment nekk ñu engagé parce que engagement mooy lépp Sénégal dañ fi soxla engagement bi bu kenn bañee seet kenn di ko tuumaal lenn ñëpp jàpp liggéey te yàlla tax sunu Sénégal day dem kanam parce que yàlla wan nañ fi ay mbir yu am solo muy ci suuf si li fi génn comme sunu ay ressources muy ci am nañu ndox am nañu suuf bu mun wuyu Jaxaay bii boo koy béy gis ngeen gàncax bi ni mel donc muy suuf su baax damay woo ñëpp na ñëpp daje ñu àndandoo ñu ñëpp liggéey Sénégal parce que mooy sunu njëriñ ñun ñëpp macha allah yal na yàlla mottali yal nañ yàlla dëgëral liggéey bi mottali ko ci jàmm ak salaam ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam. amiin mbokk yi nag foofu la ñuy yem tey jii ci seen émission Reen Koom-Koom wax nañ leen ko ñu ko doon def nag ci école yi ndax école yi yemuñu rek ci jàngale dinañu tàggat gune yi ci ay wàllu mbéy te lii nag defe naa ne bu ko Sénégal yëpp amee am nañu yaakaar ne mbéy jigaan yi day dootul bari loolu nag moo waral ñu àndoon ak nag monsieur Zenga yéen a ngi fàttaliku émission bi ñu defoon ak moom ca Nafissatou Niang école boobu muy école nag vraiment bu dynamique waaw loolu nag ñu ngi ko ci sant di sant bu baax it directeur yeeg jàngalekat yeeg ñëpp élèves yi ñoom it dégg ngeen leen kon nag suñu xarit yi ñu sant Ale Thiam Sarr mi féete woon caméra andi ak logisticien bi di Mamadou Faye ci présentation Abdelkader Joxane bokk yi jàmm ak jàmm ba beneen yoon. jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaa ko moom di dem bu leen ñaxareerul borom